li ñu dippee actualité commentée di info expliquée dañ ci ànd tey ak rédaction bu King FM comme tous les matins on va entrer tout de suite ci ni ngeen koy waxee vif du sujet voilà ñu ànd ak Koumba Ba nga dendeel tey soxna Koumba maa ngi laa ziar bu baax a baax a baax. waaw maa ngi nangu ziar bi di la ko delloo. naka suba si. suba saa ngi nii dafa mel ni sama ajaratu baa ngi bëgg a jàpp de. daa mel ni de. te ay kol gi moom miin naa ko de. waaw temps yi nag kol gi moom. macha allah. mi ngi nii rek daal bi baax na bi baax na maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay ziar naa Baye ma jaxate bi ma dendal ci plateau bi. naka noonu auditeur ak internet yi. maa ngi nuyu it maam Cheikh mi nekk ci digital bi. jeex na ñu tàmbali jotaay bi Pape ma jaxate ginnaaw bi ma la nuyoo. waxaat ci li nga xam ne booboog léegi mooy coow li ni ko sëñ Saliou waxee. daanaka actualité la boo xam ne tout au long de la semaine ñu ngi ciy waxtaan. muy mbirum taalibe yooyu ca Louga démb nag li ci bees mooy yàq wala saccage bi ngi saccage on peut dire. li ñu saccagé tribunal bu Louga. démb gis ni kat li ko waral rek mooy jugement bi ñu doon xaar foofu. ci ki jiite woon daara boobu nga xam ne moo waral coow li. mu mel ni coow moom juddu na ci déjà entre ñi nga xam ne ñoo féete ci daara ji ak ñi nga xam ne peut-être ñooy jugé rek en tant que ni xale kenn waru koo def jëf ju ñaaw jooju. tout à fait ni nga ko waxee Kalz nuyu la bu baax a baax nuyu Koumba Ba nuyu Mame Cheikh nuyu bépp auditeur ak internaute bu rajo King FM ñu dikkaat ak yéen ci 9-11 ni nga ko waxee mbirum taalibe yi ñu jéngoon foofee ca Njañ ca fa nga xam ne mooy Koki ñu amoon na loon démb li nga xam ne moom mooy ubbiteeg atte gi ca tribunal bu Louga li nga xam ne nag moo fa xew wax nga ko saccage yàqate gi nga xam ne yàqate nañu ko biir ak li nga xam ne moom mooy biti tribunal bu Louga bi nga xam ne foofu la ñu doon àttee ki nga xam ne mooy Serigne Daara Beck ñu téyandool ak ñoom procureur bi nag ci biir réquisitoire am mu daal di sàkku ñu daan ñaari at li nga xam ne ñoom ñooy Serigne Daara Beck ña mu àndal ba ñaari at ñaari weer yi la ñu koy tëdd ci biir kaso bi loolee nag merloo ba futu Serigne Daara wala ñi nga xam ne ñoom ñoo fa ñëwoon daal di ànd ak fësal seen ak jàppale ci Serigne Daara bi ñoom ñu ne sax ay Serigne Daara lan mu doon lu doy waar loo xam ne boobaak léegi ñu bëri ñu ngi koy nakarlu man à titre personnel lenn rek laay wax man ñooñu def loolu ñu leen naan ay sëriñ daara bi dama koy def entre guillemets parce que pour man sëriñ daara jàngalekat la te jàngalekat du yàq donc ñooñu man moo leen bu nit ñi di leen woowee ay sëriñ daara damay jël sëriñ daara bi def ko entre guillemets parce que jàpp naa ne sëriñ daara du doxalee noonu ak lu mbir mën a demee parce que ay jàngalekat lañ ñaar am nañu yar aussi ñaar ay nitu diine lañ te nitu diine li la diine lim ñu jàngal mooy ñu am yar am tey am dal ci lépp loo xam ne mën na am ci àdduna ak lu ñu mer war nañu ànd ak dal rawatina ak ñu doon ay jàngalekat te jàngalekat xamewuñu ko ci yàq donc lu ñaaw la loo xam ne mënuñu ko rafetlu ak raison bu mën a tax day mel ne rek nit ñu ne la da ngaa mer nga daal di yàq rawatina ak muy bon bërëb boo xam ne ñun ñëpp dañu koo bokk ñu fay attee je pense que procureur liggéeyam rek la def dafa def réquisitoire am li mu jàpp ne ak li méngoo ak li nga xam ne moom la sëriñ daara bi ak ñamu àndal daal di def ci ñaawteef ci ni mu ko jàppee loolu moo waral mu tax mu def réquisitoire boobu jàpp naa ne donc jarul woon ñu cay tojat di yàq loo xam ne alalu askan wi la alalu réew mi la rawatina ak ñuy tuddee seen bopp ay sëriñu daara loo xam ne la kenn mënu ko rafetlu man rafetluwuma ko te ñooñu du ma leen wooy ay sëriñu daara mën naa leen tuddee leneen mais duñu ay sëriñu daara parce que jàngalekat du doxalee noonu ko ma ba maa ngi lay nuyuwaat Baye ma jaxate di wax rek nag ne c'est un point sensible et très sensible te du guléet ñu gis fi coow yu mel nii diggante jàngalekatu daara yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jóg surtout naan dañuy xeexal askan bi ndax boo seetloo ci altine bi rek coow li commencé na ci Facebook bi ndax dama gis Seydi Gassama bu Amnesty International dugal moom ak ay ñu mel ni moom di naxaru li nga xam ne moom moo xew ci saasa am na ñoo xam ne ñu ngi commencé di ñoom tamit tontu wax ji daal commencé jolli muy indi ay xaxaranteeg yu ne mel ñu naan kii nga xam ne mooy Seydi Gassama est-ce que am na turu diine la yor ndax kuñ koo ne si l'islam nga bokk tey jii nga toog di ŋàññi daara war nañ seetaat doxalinam dama yaakaar ni mbiru xale ak lépp loo xam ne tourné na autour dafay nekk ay mbir yu sensible yoo xam ne yow toujours booy romb Baye ma jaxate gis taalibe bu ndaw bi même bu dee dara dalu ko yërmande ngay am ci moom à plus forte raison da nga gis ko ñu chaîné ko dinañ ne du guleet daara ñuy jéng nit dëgg la ndax yàgg na ci histoire yàgg na ci réew mi nit kuy jàng alxuraan bu fekkente ni am na loo xam ne def nga ko te wàccoowul ak li nga xam ni mooy règlement bu daara ji ñu teg la si yoon dafa di coow li dafa jël beneen tournure
mooy yu mel ni bu amee ni ma la ko waxee rek xol yi dañuy jóg dañuy jóg ñi nekkoon tribunal ah kay ay sëriñu daara lañu ndax moom moo tax ñu ñëw di apporter seen soutien seen naataangoo. waaye nag dañ leen di conscientiser waat rek ci ne nañu ànd ak dal parce que coow li lu mu bëri Kals en général yu mel ni bu amee fu ñuy mujjee waat mooy toogaat di waxtaan kon n'attendons pas que le pire se produise pour ñuy woote waat naan nañu dal nañu teey dal geeg teey gi dañ koo war a woote bien avant. muy loo xamante ni bii parce que bu ñu laalee daara rek da ngay xool ba ci mag ñu baax ñi fi nekkoon mës naa seetaan na benn vidéo ma Abdou Aziz Sy Dabakh boobu tamit dañoo laaloon daara mais ni muy waxee da ngay sentir ne ak xol lay waxee parce que c'est un domaine boo xamante ni bii dañ koo warmaal ci suñu réew te ba tey warma boobu kenn du ko xotti toujours il reste des sëriñu daara mais nag li ñu war a wax mooy ci ban dimension la ñu toll woon ba def loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy yoon ñu ngi ñu ngi doxal seen liggéey mais comme ni nga wax rek Baye Madiakhaté il faut ñu éviter yenn mots noirs yi bu fekkente ne bëgg nañ avancer ci débat bi il faut que ñu éviter yenn mots noirs yi un point sensible boo xamante ne buñ ciy wax on en parle mais avec beaucoup de respect parce que quoi qu'on dise nag daara reste un socle incontournable ci éducation ci biir réew ci yar ci diine ci lépp daara dafa baax ci société kon waruñu ŋàññi daara waaye nag war nañu toog ñu waxtaan ndax sëriñu daara bi dafa am ay doom ñun dañu am ay doom waajur bi yóbbu doomam ci daara ji sàkku xam-xam moo tax mu yóbbu ko fa ndax dans un premier temps yóbbu woo sa doom pour di ko nuire bien que li tax ñu ne waajur day dañuy ànd ak sëriñ bi moom mooy on ne peut pas vouloir une chose et son contraire boo ne sama doom day jàng école tey man par exemple bu demee ci école ba li règlement intérieur école ba tëral loolu lay doxal bu ko doxalul bu wàccee yoon dañ koy tegaat ci yoon lan lañ war a xoolaat mooy sanction yi naka lay demee parce que jàng quand même image yi les images parlent d'elles-mêmes boo gisee coow li bëri ku nekk bi nga gisee image yi dafa am effet bu mu def ci yow nit ñi di ko jël di ko statut ñii di ko jël di ko poster ci seen Facebook yi c'est parce que c'est écœurant parce que yow doomu aadama magum jëmm buñ la jengoon du la neex imaginer woo jeng sax mala waxatuma la ak jël nit di ko jeng toujours est-il que ñun dañuy nekk ci posture apaisement dañuy nekk ci posture xool lan mooy jëmale réew mi kanam ñu wax ko mais nekkuñu ci posture juger sëriñu daara bi ndax war na def wala warta def déedéet loolu taxu ñoo jóg nekkuñu ci posture ne yaay bi nga xam ne da nga yóbbu sa doom wala papa bi yóbbu sa doom daara da nga ko bañ déedéet nekkuñu ci posture ŋàññi daara il faut ñu leeral ko parce que yu mel ni bu amee day doon pëccëxoo ku wax rek mën nañ yaakaar ni da ngaa jóg pour yàq jóguñu pour yàq actualité commentée la ñu wax lii actualité suñu réew te mu ngi nekk di jël beneen tournure boo xamante ni je pense que Kals mieux vaut que ñu stoppé ko dès à présent que ñuy bàyyi ba muy dem di jël yeneen tournure Baye Madiakhaté effectivement il faut éviter à ce que mu jël yeneen tournure waxoon nañ ci bërki démb waxaat ci démb je pense que li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum taalibe yi nga xam ne la ñu jeng wax nañ ci intervention yi tamit boobaak léegi dégg nañu ko ci pàcc bu mu mën a doon loo xam ne la amul kenn koo xam ne mën nañu koo rafetlu donte ne nee nañu lu fi xewoon la wala lu am la ci yenn pàcc yi rawatina ak ñi nga xam ne xëy na ay taalibe lañ yoo xam ne dañoo të waaye ni ñu koy waxee rek faaw aussi ay jéego am ci li nga xam ne moom mooy doxalin wi ak njàngaleen wi ñu bëri gisee nañu ne évolution war na caa am ba xëy na yenn yi nga xam ne ñu ngi koy def ñu war ko soppi wala mu am évolution boo xam ne war na caa am ngir ñu xool li nga xam ne moom moo ca gën bu ko defee ndem daara yi dinañ wëy ndax ni nga ko waxee lu am solo la daanaka daara lu mënta ñàkk la ci rawatina ak ci réew mu mel ne Sénégal nga xam ne ñi nga xam ne ñoo di musulmans yi daanaka ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo fi majoritaire donc lu am solo la waaye war nañu koo joyantiwaat mais li nga xam ne moom mooy xew saa su ne faaw rek nit ñi di am benn certaine retenue ci li nga xam ne moom mooy doxalin wi ndax ak lu mu mën a doon réew mi lépp loo xam ne mu ngi fi rek dafa war a doon loo xam ne war ñu ko waxtaanee amul loo xam ne dafa war a doon un sujet boo xam ne war ñu ko mën a waxtaanee dañ ci war a waxtaanee bàyyi nit ñi ñu jox seen xalaat mais xalaat yi na doon ay xalaat yoo xam ne day am retenu mais bu ñu teree kenn mu wax ci leen bërki démb loolu laay évoqué bi ñu toogee fii di ci waxtaan bu njëkk ak Dissa Préra ma ne warul am benn sujet boo xam ne waruñu ne lii kenn du ko waxtaanee quel que soit muy wax ci diine wala ci aada wala ci lu mu mën a doon mais à voir ou à entendre certains ou à lire certains ci réseaux sociaux ak affaire yooyu day mel ne comme si les gens dañu bëgg ñu daal na ci muut noppi donc
man ko d'accord ma ci affaire boobu encore une fois li nga xam ne moo xew démb en fait su ma nee ñooñu jàppewu ma leen ay sëriñ daara en fait ay sëriñ daara lañ dans les faits. à la base ay sëriñ daara lañ mais ni ñu doxalee laa ne jàngalekat waru ko doxalee tey gis nañ sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké bi coow li jógee ba mu ci yëkkati ay kàddu gis nga na mu waxee mu ngi wax mais ci biir ambiance bi ñu ngi ree ñu ngi c'est-à-dire mu ngi wax ci lu sérieux mais mu ngi koy waxee ci ton boo xam ne c'est comme un message bu muy lancer nit ñi ne nañu ànd ak dal ci mbir mi bu ñu ci demee xët-xët bu ñu ci demee xol mais nañ ci ànd ak xel je pense que posture boobu mooy posture bi ñëpp war a adopté te posture boobu man laa doon xaar en tout cas ci ñi nga xam ne ñooy maître coranique yi demoon démb ci tribunal bu Louga pour jàppale ñi nga xam ne ñoom mooy sëriñ daara bi ak ñi mu àndal te ñu jàpp ne defuñu dara lu tax ñu war leen tëj kaso wala procureur bi di requérir ci ñoom ñaari weeri kaso yoo xam ne dañ koy tëdd mais encore une fois posture bi moo doon xaar ci ñoom moo ñu ànd ak dal procureur bi lu mu mënta wax procureur bi la mu wax du loolu la juge bi di def juge bi obligé wul topp ko juge bi mën na xëy suba le 4 incha allah décembre mu ne non procureur la nga waxoon ànduma ca dama leen di bàyyi ñu ñibbi seen kër duñu leen toppee dara donc dal boobu la ñuy xaar ci ñoom donc ay jàngalekat lañ tey jii ay jàngalekat école française bu ñu xëyoon daal di toj ay table banc yàq classe yi mais gars yi dañuy dal seen kaw bu baax a baax donc c'est la même situation moo tax ma jàpp ne seen comportement bi amuñu comportement dëgg-dëgg jàngalekat. Baye Madiakhaté dëgg la li nga wax du ma ko weddi waaye toujours est-il que faut pas que ñuy def comparaison d'accord ma parce que saa yoo laalee daara rek ay kilifa ci réew mi ngay waxal. xam nga enseignement bu ñu doon waxtaanee ci njàngum français tey man ak yow dañuy libre toog di wax lu ñu neex. mais lii dafa nekk un point boo xamante ni bii ñun maîtriser wuñu ko à 100% mbirum daara dafa doon loo xam ne lu sacré la. du loo xamante ni bii lu important la c'est indispensable. parce que booy xool nit yi jóge ci daara par exemple boo toog ak ñoom heure boo toog ak ñoom mag ñi nga gis tey ñu nekk ci société bi doon ay produits finis yu daara boo leen gisee da nga leen di naw ndax seen yar da nga leen di naw ndax seen teggin da nga leen di naw ndax seen xam-xam kon daara à la base lu baax la parce que daara day forger nit ñi ma xam boog ñu génnee daara maanaam boo gisee ñu naan ñi génnee daara mooy ñu yóbbu leen foo xam ne dañuy beru jàng alxuraan exclusivement ba pare ñu doog leen bàyyi ñu dem ci société bi nit ñooñu heure boo toogee ak ñoom seen jotaay njëriñ lay doon loolu kenn du ko fi dindi mais dama ni la toujours est-il que bu mbir amee yu mel nii bu amee xol yi dafay jóg ndax yow jàngalekatu alxuraan ñu jox la li nga xam ne moom mooy xale pour nga def ci moom xam-xam nga toog di jàngal ay ndongo ñuy jëlee ci yow loo xam ne mënuñu la koo fay abadan ndax nee nañu benn araf boo jàngal nit rek mënu la koo fay te tiyaaba bi la ci yàlla di defal kenn xamul nu mu toll kon yow mi tey di jàngale donte ni jengoo ay xale boo déggee ni sa beneen naataangoo muy subir lu mel noonu rek automatiquement il faut nga yëngatu mënoo ci dara mooy li ma lay wax heure bu ñu laalee daara del xool xam nga actualité bu amee ñun taskatu xibaar yi ñooy dem vers les chefs religieux ñun ñooy dem vers ñoom pour laaj leen seen xalaat mais yu mel ni bu amee calze ñoom ci seen jëmmu bopp ñooy sàkku pour wax pour dire que lii ngeen di waxtaanee c'est un domaine boo xam ne c'est sacré et j'insiste sur ce point calze parce que lépp loo ci wax lu méngoo wut ak loolu wàcc nga yoon ba te dañuy dal sa kaw dëgg la te bu boobaa doo am droit de réponse comprendre nga dëgg la macha allah ci waxtaan bi am na koo xam ne dinañ ko séddoo ak moom muy oustaz Mor Thiam dinañu jokkoo ak moom léegi ci waxtaan wi ndax bëgg nañu partager comme ni nga ko waxee mbir nag bu ñu koy waxtaanee dañuy xool ñi ko séq ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci ñu séddoo ko ak ñoom oustaz ñi ngi lay nuyu bu baax ci King FM ñu am mbégte dalal la tey ci suba si allo. ça vient pas. alors amaguñ ko le temps de retrouver oustaz Mor Thiam bi nga xam ne moom la ñuy dalal ci suba si tey waxtaanee cas bi mu mel ni ku ci ne am nga ci ay version nag yu wuute bu ko ñii gisee ne ñeneen ñi gisee ko beneen façon li ñu ciy xaw a moytu rek parce que souvent di nga dégg ni ñenn ñi seen position sax dafay xaw a politique parce que am na ñu koy jiiñ ne xëy na état la ñu bëgg a àndal ndax bëgguñu wax luy gaañ état bi ñenn ñi sax quelque part dañuy téye ñoom seen kàddu bañ cee wax mais je pense que à l'heure bi ñu nekk nii ci sujet bu mel nii c'est tellement sensible jàpp naa ne lu ñu war a waxtaanee calze waaw bu ñu déplacer les débats parce que bi coow li commencé rek boo demee ci Facebook xam nga lan ngay gis dañu contre daara ñu ngi ŋàññi daara kenn contrewul daara kenn ŋàññul daara li ñu wax mooy dafa am un fait bu am
mu nekk loo xamante ni bii bokkul ci ñun li ñu tàmm ci suñu société di gis bokkul ci li nga xamante ne ñun loolu lañ ñu jàngal Pape Madiakhate ñun bi ñuy jàng alxuraan danoo amoon benn ustaas boo xam ne xiir la daan yor day toog à 5 mètres xiir gu gudd goo xamante ni mais dala koy dóor mu lay dal et pourtant sax ay waajur du ñu wax parce que foofu toujours mu ngi lay corriger di la teg si yoon mais boo gisee nit ñi jógandoo c'est parce que image yi ñu gis di ma la wax les images parlent d'elles-mêmes ay xale yu ñu jeng jël ay weñ chaîné ko seen ay tànk lan la leen mën a indil bu fekkonte ne benn xale bi tey rëccul ba ñu gis ko tey lan moo doon xew lan moo doon xew lu mel noonu la ñuy waxtaanee mais Kalz da ngay gis ci réseaux sociaux yi on déplace carrément le débat naan daara moo ñu ñor ñi nga xam ne dañuy ŋàññi daara je suis ndongo daara je suis ndongo daara c'est un faux débat ñu ngi yóbbu mbir mi ci dimension wala foo xam ne sax yeggu fa non mais Kalz c'est les réseaux sociaux quoi il faut ñu comprendre aussi lan mooy réseaux sociaux dérapage réseaux sociaux yi bi mu ñëwee ba léegi dafa jox kàddu ñëpp tout le monde ñi warul wax sax di wax tout le monde a droit à la parole. Tout le monde est n'importe qui. C'est-à-dire dañuy mbir day xew rek ku xam ak ku xamul ku mën a wax ak ku mënta wax ku mën bind ak ku mënta bind ku ne daal di dugg wax li nga xam ne moom moo nekk ci yow muy sama gis-gis sama xalaat nag wax sa xalaat moom ba mu xewee ba léegi ba mu fësee ba léegi. ku nekk ak sa xalaat et puis souvent ay dérive da ci am ay wax yoo xam ne. pour man ce n'est même pas la peine ñu ciy attardé wu parce que am na yenn kàddu yoo xam ne ci yenn thématiques yi jarul sax bàyyi xel parce que ay wax la yoo xam ne defarul ay wax yu yàq la te man wax yu yàq. nekkul loo xam ne ay wax yu ma intéressé la parce que yaakaar naa ne du loo xam ne moom moo am solo moo ñuy jëmale kanam ci li nga xam ne moom mooy ali kalaj gi mooy li ñuy waxtaanee pour man li ëpp solo mooy ñu xool problème bi fu mu féete l'essentiel exactement juste l'essentiel ba li nga xam ne moom moo nekk à côté gauche à droite li kii wax ak lëkkale wax ci Facebook ak WhatsApp ak ñoom seen waruñu intéressé plus que ça waruñu intéressé plus que ça c'est pas important les détails il faut les et puis ku ne bëgg nga sa doom nag wax dëgg yàlla sax ëllëg wala bés même bu dee benn wala ñaari fan mu jaar daara parce que daara day defar voilà waxuñu ne daara day yàq pour être vraiment très clair dañuy ànd ak oustaz Mor Thiam ni ñu ko annoncé woon léegi ci jotaay bi moom nag kenn la ci ñun ñu jukki xibaar bi ci subaak léegi di ko waxtaanee oustaz Mor ñu ngi lay nuyu di la dalal ci King FM waaw kay aleykum salaam Kalz maa ngi lay fay di nuyu ñi nga say auditeurs ak auditrices yeeg yëpp rawatina ñi nga xam ne ñooy bokk ci waxtaan bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziarakal ñu ngi lay fay jërëjëf yaa oustaz maa ngi ak Ajaratu Kumba Ba ak Pape Madiakhate Sarr ngir waxtaanee li nga xam ne nag booboog léegi li ma ko changé sant bi Pape Madiakhate Thiam ma changé Sarr bi d'accord aja oustaz waxtaan bi ponk bi benn la mooy dañu nemmeeku ni presque une semaine ñi ngi waxtaanee xew-xew bi amoon ci daara jooju nekk ca Koki ba yoon sax dugal ci loxoom déjà yow naka nga jàngatee situation bi waaw xam nga muy lu metti ci bu fekkee da nga nekk sëriñu daara dafay metti soo nekkee papa nga xam ne da nga am doom dana metti soo nekkee nit ku am xel di xalaat te bëgg sa réew jëm kanam bëgg sa lislaam jëm kanam dafay metti kon ñetti metti moo ci daje metti bu njëkk bi en tant que jàngalekatu alxuraan taalibe alxuraan dafay metti nga gis sa mbokk ñu arrêté ko ci biir fonction wam bu muy jàng ba def ci njuumte da lay metti ndax soo sañoon loolu du ko dal démb damay déglu RFM ma dégg kenn mu wax ni sëñ Xaadim Gueye mokkaloon ay téeméeri nit alxuraan donc loolu liggéey bu positif la trou d'ombre bi warul éclipser loolu muy benn da lay nga am la métti parce que papa nga soo sañoon sa doom day dund ci lu neex dund ci jàmm am xam-xam te du torox bu fekkee papa nga day métti mais boo nekkee jullit bu nga xam da nga bëgg alquran bëgg l'islam di jëm kanam da ngay am métti parce que li tax mooy lii nuy coow nii li muy yàqal l'islam di ko yàqal alquran di ko yàqal ñooñ daara mooy ëpp lim ciy gañe allo waaw allo lay dégg bu baax donc loolu mooy métti bi wante dafa am yoo xamante ni bi bu ñu ko xoolee man je pense que ni jox nit ñi ay information yu ñu yee nit ñi moo gën fuuf yar leen dëgg la dama mës a dégg Serigne Cheikh Tidiane wax taal xare fa
soldat moo ko gën. c'est très important. taal xare. former soldat moo ko gën maanaam bu ñu fexewoon ba jàngalekat yi ñuy yéegal seen niveau ci xalaat ci xel ci àdduna bi ni muy doxee. ak yan moyen lañ leen mën a dimbalee ba ñu mën a jàngal xale bi ba mu nekk nit te du torox. loolu je pense que moo gënoon jàpp leen di leen sonnal. gis nga su ma la ko waxee man mii di waxante ak yow. jàng naa ci daara. lii daal xale bi nii dal na ma. jéng nañ ma. sa sama morom jéng nañ ko. mais loolu taxul ñu bon. dëgg la. mais dafa am loo xamante ni bi àdduna bi xëy na laaj na ko xëy na laajatu ko. mais façon bi ñu koy dindee dañ koy def méthode alxuraan. xam nga yonent bi muy ñëw ci àdduna bi dafa fekk nit ñi di naan sàngar. dëgg la. mais bi mu ko bëggee dindi daf ko régler ci benn processus. di ko def nànk ba nit ñi xëy bàyyi sàngara keroog bi mu nee arrêté leen ko dañu tuur mbedd mi yépp ku nekk loo ci amoon danga ko tuural sa bopp. parce que conscientiser na nit ñi ba ñu egg ba foofu. dëgg la. léegi nag sëriñ daara bi moo policier bi man benn bët laa leen di xoole. maanaam homme de tenue bi je veux dire. benn bët laa leen di xoole. tey jii sëriñ daara bi bu amee koo xamante ni kii dafa bañ mu daw ndax lim koy jàngaloo. sëriñ daara bi da ko doon jéng. tey jii policier bi bu amee benn délinquant bu mu bëgg a jëli. pour yóbbu ko pour teg ko ci yoon. da koy mënute. est-ce que loolu esclave la. non. benn méthode la rek bu ñuy jëli. pour def ko nit ki ba teg ko ci barab bu nga xamante ne bi dootul rëcc. moo tax yenn titre yi nga xamante ne bi journaux yi ñu ngi koy titré. di wax ne dañoo delloo si esclave dañoo def lii. dañ ko xool benn côté mais bu ñu xoolee ñaari côté yi. dañuy xam ne du loolu. beneen bi ci des am na benn musicien. yàlla na ko yàlla yërëm mu nekkoon fii Demba Dia. Demba Dia. def na benn clip. ci Corée. Remember. waaw kay Kalz bu ma jegee dootuma jaaxle ci yooyu su ma ko soxla. waaw yow xam nga maa lay jam affaire yi. maanaam. di wane ni. bi nga koy woy mi ngi koy tiisloo. mais clip boobu ñaata la ko rapporteel. ñuy dem Gorée di ñu fekk ceen yi foofu ñaata la ñu rapporteel ñuy tiitaral ñuy bàkkoo sunu maam yi ñu jële woon fii. maanaam il faut que ñu jël affaire bi ak benn philosophie. bañ a sëñ daara bi bañ a mer. buur bañ a mer. attekat bi bañ a mer. kilifa diine yi bañ a mer. population bi bañ a mer. ñoo xam ne lii dafa yàgg ci suñu société. bu ñu ko fi bëggee jëlee dañ ko fiy jëlee ak xel. mën naa la jox beneen misaal. excision am na fii suñu réew. ñuy xarfal jigéen ñi. mais naka lañ def ba mu wàññeeku. mais dañ ko def ak philosophie. ay sensibilisation dëgg la. sensibilisation di yee nit ñi. man li may préserver mooy suñu réew. d'abord. parce que li nga gis fuul bi nga gis démb ci tribunalu Louga. loolu ëpp na muy am. dëgg la. ëpp na muy am. parce que doomu aadama yi fu ñu daje bu ñu déchaîné lu ne mën na xew. dëgg la oustaz. tey magistrat yi ñun ñoo leen fa teg. sëriñ daara yi ñoo leen dox suñuy doom. dëgg la ñoo xamante ni bii seen ànd farata la. dañuy ànd ci xel ak xalaat. man loolu lay proposé. sëñ daara laa nag. dëgg la oustaz. waaw maa ngi lay ziar Kumba Ba moo nekk ci kàddu gi. maa ngi lay fay bu baax. waaw yaakaar naa tey évolution bi am ci mbir mi. moom mooy li ñu gis démb mu xew foofu ne ci Louga. mooy saccage bi ñu saccagé li nga xam ne moom mooy tribunal ba loolu ban jàngat nga ci am. waaw xam nga ful boo gis. ñu ñëw bëgg a dugg fenn ñu interdit leen de rentrer. ful boo dool noonu. ñu ñëw bëgg a dugg ñu téye bunt bi. xam nga bu fekkoon dañoo bàyyi woon ñu ñëw dugg ba tribunal bi fees ñu ñëw ne leen fees na. dëgg la kon ñeneen du ñu saccagé. stade Demba Diop bii. saccagé nañ ko ba mu am ay mort. ba mu am ay mort 14 morts entre Mbour ak Ouakam. loolu du woon suwe ñi doon maintenir de l'ordre mais foule bu déchaîné loolu la nit mënta maîtriser.
léegi nag di éviter foule di am bay déchaîner loolu mooy liggéeyu service d'ordre mooy di maintenir l'ordre éviter le désordre dëgg la léegi nag bu fekkoonte ni bii ñun ñuy ñëw ku ñëw bëgg a dugg ñu ne la duggal bu feesee ñu ne fees na ñun dañuy dem Màkka bëgg a ñëw tawaaf Kaaba gi ñu ñëw tëj Kaaba gi ne fees na parce que dañuy bàyyi nit ñi dugg bu feesee ñu tëj waaw bu libéré ñu ubbiwaat ñeneen ñi génn yu mel noonu maanaam li may wax nañuy jël lépp ak philosophie bañ a jël lépp ak force man loolu laay souhaité après beneen bi mooy clémence maanaam yërmande dafa war a am ci lépp xam nga di yërëm ba juum moo gën di sanctionné ba juum di yërëm ba juum tey jii Xaadim Gueye boobu la suñu Xaadim Gueye yal na yàlla guddal fanam yokk ko wér ba mu liggéeyal l'islam li mu ko bëgg a liggéeyal gis nga tey jii man su ma nekkoon juge dama koy acquitter libre et simplement pourquoi du li ma bokk loolu moo tax mais dafa am lu may faj loo xamante ni bii lii benn yoon la ci oustaz laaj bi ma amoon rek par rapport ak li nga xam ne moom mooy mbir mi gis nañ ne boobaak léegi wax ji bari na ci ku nekk ak na nga xalaatee ndax jàpp nga ne bu ñu jugee ci mbir mi ak sa mbëbët bi nga wax léegi ñu daal di koy bàyyi ndax li nga xam ne moom mooy contexte bi ak liggéey bi mu doon liggéeyal li nga xam ne moom mooy diine ak islam tey jii ndax yaakaaroo ne war na doon occasion ngir ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy wàllum daara geek nanu ko war a organiser waat xëy na ba mu gën a mën a ñoŋ ndax jàppoon ne lii du ab occasion nag ngir définitivement waxtaan ci ndax bëri na lu ñu koy waxtaanee at mu ne wala ci ay jamono yu ne waaye daanaka dañu koy yëkkati rek tegaat ko. dara changé wul. gis nga man xam naa benn waay bu ñuy wax Ñoxo Baye Diouf xam naa ko depuis plus de 10 ans. muy liggéey ci affaire xale Ñoxo Baye Diouf. kooku ku yàlla may xel la ci xalaat. te mosuma koo dégg mu wax buy blessé ba bërki dem ba dégg naa kàddu yu yiw yi nga xamante ni bi jot na ko wax Ñoxo Baye Diouf muy liggéey ci affaire xale yi nii gis nga koo bëgg a tëralal da nga koy associé waaw gis nga koo bëgg a tëralal da nga koy associé parce que daara ku deful daara jaaroo ci daara fanaanoo ci daara lekkuloo cere bu fanaan yalwaanu loo jànguloo alquran nekkuloo ak ñoom kotuwaaye woo leen mënoo leen xam mën nga ñëw nag jege leen jël quelques informations rek mais daara dafa am lu nekk ci biir loo xamante ni bii ñu koy dund ñoo ko mun xam ñooñu il faut nga associer leen ba pare dafa am benn aada boo xamante ni bi daf ci nekk aada bu ci yàgg te nekkul dëgg parce que yalwaan du dëgg torox du dëgg nit mën na jàng ba am xam-xam am yarte bi torox xam nga mais il faut que ñu dindi tamit ñii ñu teral leen ñii ñu toroxal leen est-ce que oustaz ma terminer foofu d'accord ñii ñu teral leen mooy ñii école française bi liñ ko jox ci tabaxal ko fu ñuy jànge ut ay professeurs yu leen jàngal di leen fay weer utal leen ay yu bëree bëri teg leen ci dans les bonnes conditions te ñoom ñuy ay doomu Sénégal doomu daara yi nekk yeneen yi ñaari catégorie ñoo fi nekk kii dafa tànn jàng tubaab kii tànn jàng alquran ki tànn jàng alquran ñu seetaan ko ki jàng tubaab ñu teg ko ci yenn conditions yi loolu tim li ñu war a seet la kon lan moo bloqué modernisation daara yi boobu ba tey ñu ngi koy waxtaanee lan moo tax amagul ba tey lu concret luñ ci def xam nga modernisation daara mooy li may wax toujours loo gis ci àdduna dafa am processus loo gis ci àdduna dafa am processus parce que nit ki boo xamul fi mu ko jëmee je te donne un exemple très maigre par exemple yow boo demoon nga bëgg a jënd xar pour yar xar sa kër nga dem ca coggal ba di jënd xar soo ñëwee xar bi ngay jël pour indi ko ci kër gi pour di ko sang yu utal ko vétérinaire di ko sang di ko raay tuddi ko sa doomu bàjjen xar bi xamul fi mu ko jëmee mais soo ko yóbbu day bañ mais soo ko indee ba mu egsi nga sang ko raay ko jox ko mu lekk nga tudde ko sa doomu bàjjen ne ko kalsi laa la tudde soo ñëwee xëy jox ko lekk ne ko kalsi boo léegi fooy dem dalay topp exactement donc adduna bi yëpp noonu la mel nit ki il faut nga informer ko may ko temps boo xamante ni bii li nga bëgg a dindi da nga koy dindi ak xel ak xalaat ak sago mais pas nga xëy imposer benn affaire ne lii mooy am daara moderne yi gis nga picc day ragal nit dëgg la picc day ragal nit sëñ daara yi wóolu wuñu état bi mais état bi
moom mooy def ak organisation yi ONG yi. sëñ daara yi wóolu wuñ leen. mais sëñ ONG yi ñoom ñi xam fi ñu jëm ñoom ñooy fexe ba sëñ daara yi seen xel dal ci ñoom. loolu c'est travail bu important la. mooy moo gën nga ñëw jëm tabax benn école fële ne lii daara moderne la. dañuy defal formation professionnelle kii. dafa war a def lii dafa war a def lii. mais il faut nit ki xelam dal ci pour mu ñëw engagé wu ci loolu. man mii di waxante yow présentement nii may waxante yow. sama doom mi ngi ci daara. man mii di waxante yow dama yor daara. xam nga li ma la wax. maanaam loolu il faut que sëñ daara yi am confiance ci ñi nga xam ne ñoo yore réew mi. di doxalal daara yi. mais ñu associer leen parce que sëñ daara yi ay intellectuel ñoo ci ne. dëgg la. dëgg la de. ay intellectuel ñoo ci ne ñoo xamante ne bii dañoo xam li xew ci adduna bi. dëgg la. dañoo xam li xew ci adduna bi lépp lu ñuy saytu. donc je te donne un exemple barki dem bi nga dégloo Serigne Mountakha muy wax. est-ce que un marabout nga déglu wala un intellectuel très averti moom nga déglu. c'est un ensemble hein, c'est tout dedans. dëgg la lépp la. macha allah ensemble la oustaz. jërëjëf oustaz macha donc allah loolu mooy li ci nekk. jërëjëf. ñu ngi lay moo gërëm tax ñu ngi ñaan ñu def yëpp ak sago. ñuy def yëpp ak sago et puis ñu wax ñi nga xamante ne bi ñooy suñuy wëllëre. suñu mbokk journalistes yi. vraiment ñuy xaw a woyofal yenn titres yi. waaw yenn titres yi parce que dafay bind dafay des. solo bañ koo bind diisal dafay lool des vraiment bind dafay des. dëgg la oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci ànd bi ñu àndoon ak yow. jërëjëf. ci waxtaan wi yow nag mbégte la à chaque fois bu ñu àndee ak yow ci lu mel nii. noonu la voilà ñoo di la béy kon rendez-vous tout à l'heure RFM. mais joxoo ma nouveauté yi de. non nouveauté yi RFM laa la koy joxe xam nga fii damay xaw a mbalax tuuti te yow xam naa ne rab moo la gënal damay bañ mbalax mi xaw a waaw tax. non gars yi bu subaa la ñuy comprendre ñu sëñ daara yi. non kon jeex na. da nga koy bàyyi mu dem da xewlu ji rek. waaw tubaab jeex na. caameen la. waaw kon jeex na. Sarr merci kontaan naa Sarr kontaan naa merci. jërëjëf Oustaz Mor moom it avec un esprit très jeune. suñuy waxtaan ak moom ci yu demee nii te lii dafa baax nag. effectivement daanaka lii lañ junj sànq rek. tout à mbir fait. mi jarul ñu koy yóbbu ci degré bu sori. nañu ko wàccee rek waxtaanee ko autre solution. et puis tout simplement ñu dem ci li nga xam ne mooy l'essentiel n'est-ce tout pas à fait tout à fait. si Kalz gis nga li ma doon wax sànq bàyyi ma jaxate rek ki la ma fekk siwaat moom. ndax nitu daara yi boo leen ko tuwaayee toog ak ñoom. doo xam ndax ay philosophe lan. doo xam ndax lan la ñu jàng doo xam ay scientifique lañ. vraiment da ngay kontaan ndax tu te rends compte que ni ce sont des gens yoo xam ni bopp yu fees dell lañ yor ak xam-xam macha allah. mu ngi évoqué léegi xalif général des mourides. mu ne ndax da nga sentir intellectuel mooy wax finalement doo xam ndax intellectuel la wala scientifique la wala philosophe la wala dara. parce que il maîtrise tellement la chose bi nga xam ne si lay wax. et puis di la yóbbu ci dimension yoo nga xam ne ak niveau yoo xam ne de compréhension. amaana yow mi ngi ne da nga jàng ba jeexal téere yi sax amoo ko. effectivement il faut que ñi nga xam ne ñoom ñoo sekk mbir mi ñu daal di koy waxtaanee oustaz wax na ko il faut que ñi nga xam ne ñoom ñooy état bi def ay pexe ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo gérer daara yi ñu ñemee leen wóolu leen également par rapport ak démarches yi nga xam ne ñu ngi koy def ñi nga xam ne tamit ñoo yor daara yi ñu am ak confiance boo xam ne dinañ ko am ci état bi rafet njort ci li nga xam ne moom la bëgg indi ci li nga xam ne moom mooy modernisation li nga xam ne moom mooy daara yi ngir ñu gën ko mën a ñoŋal je pense que rapport de confiance boobu tant que amul mbir yu mel ni saay bu xawee rek dinañ ci waxati ci te solution du ci am te je pense que intérêt ñëpp la moo xam état bi la moo xam sëriñ daara yi la moo xam nitu diine yi la ñu daal di wut définitivement benn solution ci fi nga xam ne fa la ñu bëgg a jëm ci njàngum alxuraan ci njàngum diine de façon globale ci li nga xam ne moom fii nga xam ne mooy réewum Sénégal et je pense que loolu Kalz c'est très très important il faut que nit ñi wóolonte ngir ñu mën a dem fi nga xam ne moom la ñu bëgg a egg fa nga xam ne fa lañ bëgg a dem ngir solution mën a am ndax tamit mbirum diine aussi comme ni ñu koy waxee dafa doon loo xam ne dafa important ci Sénégal waxuma sax diine islam rek mais diine catholique yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal réew mi je pense que c'est toujours important lépp loo xam ne dafa jëm ci loolu ñu koy waxtaanee mais également di ci wut ay saafara ngir ñu mën a jàll également ci leneen am na solo jërëjëf Pama Diakhaté jërëjëf Koumba Ba le temps de revenir on va marquer benn pause musicale nag ñëw ci li nga xam ne moo di deuxième sujet bi nga xam ne dinañ ko waxtaanee dans quelque nag ci wàllu viol la ñuy wax n'est-ce pas Koumba. exactement Kalz waaye du daan yoo xam ne dafay gën a tar tuuti dafay gën a diis bu baax
li ñuy yenn Day gaa dis yi lool. waaw li ñuy yenn gaa yi association yi ONG de défense des droits humains yi ñii di défendre la petite enfance ñëpp yàgg nañu taxaw di sàkku ñu def li nga xam ne moom mooy criminalisation bu viol kon yaakaar naa dañ cee toll bu fekkoonte ne si pulaar la ñuy wax dama la ko doon wax expression bi maanaam dañ koo yàgg xaar ba tey ji buñ ko waxee buñ àddoo jëm ci dafay doon loo xamante ni bi dañ ci am yaakaar bu rëy a rëy rëy parce que chaque jour nga dem tribunal gis cas de viol yi di jëkkal. ayca dañuy ànd ak Ami Sakho moom mi ngi bokk ci association les femmes juristes dañuy ànd ak moom ci waxtaan wi le temps ñuy nuyu Dior Mbodj Ami Sakho ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci la première radio digitale bu Sénégal King FM. waaw maa ngi leen di fay. di nuyu itam seen auditeur auditrice yëpp nga xam ne ñu ngi déglu King FM. di rafetlu woote bi ngeen en fait participation bi ñu nar a def pour wax ci criminalisation du viol. jërëjëf ñu am mbégte bu rëy ànd ak yow xëy na ma bàyyi la ak rédaction bi Koumba Ba ak Ajaratu Dior Mbodj ci waxtaan wi Dior. soxna Ami Sakho maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Dior maa ngi lay fay. waaw démb ci conseil des ministres ci la ñu jël ab dogal daal di ne rek lii di viol désormais dañu ko bëgg a criminaliser léegi li des mooy ñu yóbbu ko ca pencum ndawi réew ma ngir ñu voté ko pour mu entrer en vigueur yow naka nga gisee décision bu ni mel parce que yéen yàgg ngeen a xeex ngir rek ñu gën a jox jigéen. waaw dëgg la décision bi dañ koy rafetlu parce que loo xam ne comme ni nga ko waxee organisation société civile yi rawatina association des juristes sénégalais bi nga xam ni ñëpp xam nañ ko ci àq ak yelleefu jigéen. ñëpp xam nañ ko ci àq ak yelleefu xale. waaye ñëpp xam nañ ko tam ci assistance juridique bi nga xam ne dañ koy def victime viol yi ak yeneen yi demee ni inceste ak pédophilie nga xam ne à chaque fois dañ doon alerter di wax ni daan yi war nañ ko xoolaat donc ñu gis ni loolu président de la république artu woon na ci ne dina fexe ba def criminalisation du viol donc tey bu ñu ñëwee am information comme quoi que c'est adopté au conseil des ministres muy ni lu dul di ko rafetlu di xaar tam gis texte bi pour xam li nga xam ne moo nekk ci biir. kon yaakaar ngeen ni bu ñu ko yóbboo ca pencum ndawi réew ma ñëpp dinañ ci ànd ñu daal di koy rek valider. waaw loolu da la ñu jàpp. li tax ñu jàpp ko mooy dañu tàmm di liggéey ak parlementaires yi surtout les femmes parlementaires le collectif des femmes parlementaires te ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne bi organisation yi yëkkati criminalisation du viol ñoom ñoo ne dañuy def une proposition boo xam ne dañ koy jébbal président de la république ça veut dire que kon volonté bi nekk na foofu donc député yëpp àndoon ne ñoom ñëpp bëgg nañ ñu def criminalisation du viol parce que li fi xew ci at yii nii defe naa ñëpp ñoo koy ñaawlu donc jàpp naa ne bu demee assemblée warul am jafe-jafe pour jàll. yéen Ami Sakho yàgg ngeen gunge jigéen ñi man la Koumba Ba ma nekk ci kàddu gi yàgg ngeen gunge jigéen ñi nga xamante ne dañu nekk ci situation yu ni mel bu ngeen egsee ba tribunal situation ba ni mu fay demee ndax mën nga ñu ci wax tuuti. waaw bu ñu demee ba tribunal wax dëgg yàlla seetlu nañ ne depuis année yi mujjee yi dañuy am ay sanctions wax dëgg yàlla dañuy juge yi dañuy jël ay daan ci ñi nga xam ne dañoo def viol seetlu nañ sax ne daan yi day dem ba li ñuy wax maximum de la peine. xale yu ndaw yi nga xam ne dañ leen di sàkku yoon day jël ba 10 ans parce que loi bi dafa ne viol 5 à 10 ans mooy sanction yi waaye dafa ne bu dee dañ ko def sur un ou bien une mineure de 13 ans wala de moins de 13 ans. dañu ne maximum de la peine mooy 10 ans seetlu nañ ne wax dëgg yàlla bu ñu demee ci yoon dañuy am daan yooyu mais parfois tam du ñëpp ñoo koy def am na ñoo xam ne dañuy gis ne le viol est avéré te sur une mineure la mais da ngay gis ne daan yi du yegg 10 ans. alors que loi bi waxul loolu waaye loolu tam am na beneen jafe-jafe bi mooy parfois famille yi dañuy am problème pour am élément de preuve. te juge bi lu mu bëgg jël daan te amul élément de preuve yi nga xam ne moom la war a sukkandiku pour daan day poser problème waaye seetlu bi ci at yu mujjee yi mooy daan yi nga xam ne moom la code bi wax juge yi ñu ngi koy appliquer mais am na ñoo xam ne ba tey des na appliquer wuñu ko comme ni ko code bi waxee. est-ce que bokkul ci li nga xam ne moom mooy xaw a handicapé seen liggéey tuuti ñi sénégalais yi nga xam ne amuñu culture dara xew léegi-léegi ci saasa rek ñu jóg faj ko ci ba mu waree. loolu dafay handicapé bu baax suñu liggéey. parce que sénégalais yi en général bu leen yooyu dalee ñoom li nga xam ne moom la yoon soxla pour preuve ñoom loolu la ñuy effacer. sans ñu xam ko xale bi par exemple dañ ko violé yére bi ñu ko doon sàkkoo mu tacheté de sang wala yooyu dañ koy dem fóot dañuy dem sang xale bi alors que
tel devait pas être le cas. dañu waroon fexe élément de preuve yooyu ñu consigné ko yóbbu ko ci yoon mais ñàkk xam moo tax ñun suñu liggéey dañu faral di def prévention dañ ci accentuer lu bari dem ci gox-goxaan yi di dem ci quartier yi di waxtaan ak waajur yi di leen wax nan lañu war a def pour prévenir les viols parce que bu ñu sañoon viol du am. mais su amee attitude bi la ñu war a am pour mun a fexe sauvegarder am preuve yi waaye itam non dénonciation bi loolu problème la. maslaa bi viol maslaa bi nëppal bi. day am tey balaa ñu koy dénoncer 2 mois après. wala 3 mois après loolu pour nga am preuve dafay jafe. te loolu li ko waral mooy parents yu bëri duñu wax ak seen doom yi xale yi ñemewuñu seen yaay yi pour wax leen li nga xam ne moom moo leen dal en général dafa leen di dal du ñu ko wax seen yaay di ko nëbb di ko sooxaale ba mu am 2 mois ba mu war a am 3 mois dans ce cas pour nga am preuve yi nga xam ne moom moo lay permettre pour nga mën a am daan day jafe. kon jéego yi lan la ci seen côté. waa jéego yi mooy yokkaat bi ñuy waxtaanee ak waajur yi. sensibilisation bi parce que sànq am na sama benn collègue bu ma koy wax mu ne ma liggéey bi dafa war a gën a tar. dans la mesure où mu ne xam nga ci nga xam ni buy def viol xamul sax lan lañuy daan yi lan la mu ne xam nga kooku boo ne criminalisation moom xamul luy criminalisation parce que xamul sax ne viol dañ ko sanctionné. xamul sax ne daan bi lañ koy daan donc kooku nga criminaliser ko ak nga bañ ko criminaliser moom soo moytuwul dina def la mu doon def. parce que xamul sax acte bi donc c'est l'occasion ñu expliquer daan yi ni mu taree lan la ak lan moo ci mën a fekk nit ñi waaye en amont comme ni ñu tàmmoon di def rek prévention. parce que ci suñu boutique de droit boo ko déggee mooy makkaan yi nga xam ne dañu fay recevoir population bi képp koo xam ne danga am jafe-jafe. ci wàllu yoon et puis c'est gratuit kenn du fay dara. actuellement ñu ngi am 7 boutiques ci Sénégal. donc ci boutique de droit yi dañu fay def genre waxtaan yooyu donc fexe en amont ñu jéem leen a sensibiliser pour ñu moytu viol yooyu. waaye bu amee élément de preuve ñu fexe ba bu mu leen rëcc waaye su amee ñu teel dénoncé teel ko wax pour yoon mën a jël daan yi nga xam ne moom la war a daan. waaye ci projet de loi bi comme gisaguñu ko. mais ñun dañu yàgg proposé ni même su nekkee criminalisé nañu le viol dañu ne dafa am loo xam ne ay mesures d'accompagnement la par exemple ki nga xam ni dañ ko violé. kooku bu yoon defee liggéeyam ba pare dañ naan ki nga xam ne moom moo ko violé na ko jox ay ndàmpaay mooy li ñuy wax dommage intérêt. parfois nit ki nga xam ne moom moo def acte bi il est insolvable c'est-à-dire amul koom pour mun a fay 5 millions pour mun a fay 3 millions pour mun a fay 1 million pour mun a fay 200 000. de ce fait alors que dommage intérêt yooyu dafa waroon permettre victime bi mu jël ci en charge boppam. faju ci jël ci frais médicaux def ci suivi psychologique am. di kooku bu dee amu ko victime bi moom day toog sans rien ñun dañu ne dañ mettre en place un fonds d'indemnisation des victimes nga xam ne état moo koy mettre en place képp koo xamante ne da nga nekk victime de viol le temps kooku di la fay wala en tout cas kooku amul yow état jox la loo xam ni moom ngay jëlee en charge sa bopp. yéen ci seen wàll en tant que juriste lan ngeen di taxaw ci wàllu côté suivi psychologique parce que tamit viol des fois day bàyyi ay séquelles ci yow. waa suivi psychologique bi dama ko wax sànq ma ne AGS dafay def lu ñuy wax prise en charge holistique maanaam élément yi ñuy jël en charge holistique bi mooy suivi psychologique bi mooy juridique bi mooy médical bi ñun ay juriste lañ. soo ñëwee ci boutique de droit yi ci plainte yi ci avocat ci lañ lay taxaw mais dañu am partenariat ku ci demee ni CGID bu Serigne Mor Mbaye moom moo ñuy jàppale ci suivi psychologique bi wala ñu dem ci structure yu mel ni ASBEF ñu jàppale ñu ci suivi médical bi. mais sànq li ma doon wax ma daaneel foofu dama ne fonds d'indemnisation bi mooy permettre victime bi mu am dommage et intérêt état jox ko ko waaye commission d'avocat d'office maanaam képp koo xam ne victime viol la rek ñu jox la avocat gratuitement. parce que boo génnee ci boutique de droit yi boo fa ñëwul da ngay am problème pour am avocat parce que les coûts sont un peu chers. parce que di nga fay consultation juridique fay avocat bi ñun dañu ne état am na lu ñuy wax fonds d'assistance judiciaire boo xam ne c'est 500 millions par an. ñi ñuy privilégié mooy ñi def crime yi ñooñu la ñuy privilégié comme viol léegi dañ ko criminaliser nañu fexe ba képp koo xamante ne da nga nekk victime de viol état jox la avocat gratuitement boo génnee sa papa pour mën ko fay. madame Amy. waaw am na tamit ci cas de viol yi ñoo xam ne ci xale yi dañ ciy jëlaale ay ëmb. posé woon nañ fi problème li nga xam ne moom mooy avortement médicalisé. loolu fan la toll.
waaw effectivement association des juristes sénégalaises mu ànd ci ak yeneen 22 organisations yoo xam ne ci société civile bi ñu ngi def le plaidoyer pour l'avortement médicalisé yàlla dogal na ni man nii may coordonné ce comité. ñun dañu ne woon ñi nga xam ne victime viol lañ inceste bu ñu ko dénoncé ci ba mu teel nga xam ne kenn yeggagul ci ëmb. ñu ne kii lëmbu deret moo nekk ci biiram te médecins yi nee nañ avant semaine ëmb sosoogul ba nga xamante ni nit nekk na fa. ci côté religieux nee nañu avant 120 jours mu correspondre ak 12 semaines yooyu ëmb bu nit nekk amu fa. ñu ne dans ce cas mën nañu permettre nit ki mu def avortement médicalisé te loolu damay fàttali ne du ñun ñoo ko fi indi état sénégalais moom moo ko signé. ratifié ko sur le plan africain. exactement ni ngeen di dégg ñuy wax protocole de Maputo. état sénégalais moo ne bépp jigéen bépp xale boo xam ne da nga nekk ci victime viol wala inceste ci dëkkam dina la autoriser nga def avortement médicalisé. mais malheureusement duñ ko doxal ci biir dëkk bi ñun ñu ne nañu continuer di tere avortement clandestin parce que baaxul. dañ koy bañ dañ koy xeex. waaye nañu permettre xale yi nga xam ni victime viol lañ. avortement ci ñiy déglu mooy yàq biir ah. mais bu fekkee inceste la mbokk mu jege loolu bu boobaa ñoom loolu la ñuy xeex pour ñu mën koo dindi. ñun waxuñu yàq sa biir encore une fois. quand on parle d'avortement médicalisé. Ah non, je voulais juste avoir une précision hein, pour xam. Ouais, c'est ça. Donc nous on dit que l'avortement nañ ko tere mooy yàq bi boobu moom nañ ko continuer di ko tere. parce que dañ koy bañ baaxul dañ koy tere parce que mënuñu permettre ku mu neex nga dem def yi la neex ñëw ne damay dindi sama ëmb. mais dañu ne xale yi nga xam ne dañoo jëlee ëmb. ci viol mooy siif mais inceste sa bàyyi tëddale ñu baal ma ci wax bi sa lijaay tëddale sa mag tëddale kooku non seulement yow yaa ngi ci désarroi boo xamante ne doom ji nga nar a andi xamoo sax yow doom boobu noo koy qualifié. wallaahi yéen foofu ngeen di waxee. dañu ne ñooñu lañ leen permettre avortement médicalisé waaye ci ni mu gën a teelee nag. dénonciation bi ñu ciy insister. avant mi def 12 semaines mooy 120 jours correspondre ak l'islam. nañu permettre kooku lu mu deret boobu ñu tuur ko. mu bañ a jël ëmb rien que pour protéger. nit ki nga xamante ne. ëmb boobu li muy lor defe naa moo ëpp li muy defar wallaay. dëgg la ñu ngi lay gërëm bu baax soxna Amy Sakho di la sant ci ànd bi nga ànd ak leeral yi nga àndi parce que leer na bu baax ci suñu bopp di gërëm waa association également femmes juristes yi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi ci xeex bi ñu leen di souhaiter également te di leen ñaanal rek courage bu bëri ndax xam naa ne du yomb combat bi. merci beaucoup na ñëpp bokk ci yëf yi rek. jeex na jërëjëf merci beaucoup et bonne journée. ayca mu mel ni mbir maa ngoog baax na bu ñu jëlee ay mbir yu mel nii ay daan la yoo xam ne dina tax xëy na viol yi wàññeeku ndax li ñu koy dégg ci ay cas dafa bëri ba jéggi dayoo donc ñi ngi ñaan franchement ñi nga xam ne ñi ngi ci mbir yooyu nañ ko bàyyi. mi ngi noonu Kalsa Amy Sakho ma lay wax ni la ñoom ñi ngi def liggéey bu rafet foofee ci nga xam ne mooy ci banlieue ba parce que boo demee maison de la femme bi nga xam ne moo nekk Pikine fa la ñu nekk ñoom ñi le di waa AGS ñu teg fa boutique de droit nag xañ nañu bari umpale nañ ko waaye jot nañu def fa descente man sa fan yi def naa ay démarches ba foofu ñu jox ma ay numéro yoo xam ne fa laa mën a jaar ba mën a am entretien ak ñoom parce que ñu bari dañuy am problème ci wàllu justice ñu xam yoon wu ñuy jaar léegi-léegi ñu war a am problème ak sa borom kër ba yoon war cee jaar léegi-léegi boo demee ci maison boutique de droit yi ñoom ñoo lay conseiller wax la yoon bi ngay jaar léegi-léegi nañ ko régler à l'amiable ba nga xam ni sax du jaar tribunal di ci amu yoon loo cas yu bari lañ fay régler problème mu inceste problème viol boo demee bu ñu la joxee ay chiffres da ngay tiit te jigéen ñi ñu bari umpale nañ ko kon jot nañ ñu nit ñu wàcc fa def fa liggéey boo xam ni dañ gën a xam boutique de droit yi ak njariñam bu ko defee rek mu gën a rek defar li nga xam ne mooy société bi jeex na ñu dem ànd ak waa service commercial le temps de revenir dans ñuy waxtaane di am cuuraay la ñuy waxtaanee Kalsa mu nekk loo xamante ni si nag dafa bokk sax ci li nga xam ni moom moo di vie bi bokk ci société bi soxna yi taamu ko lool rawatina période bi nga xam ni daanaka léegi ñu dugg rek ci li nga xam ne moom moo di sedd bi ñu koy faral di jëfandikoo lool cuuraay moom bu ci dàq bu fajar bi wala bu ngoon gi yëpp a neex yëpp a neex yëpp a neex waaye rawatina fajar gi waaw fajar gi baax na ci de rawatina fajar gi mu gi li nga doog a xëy waaw damay ragal nga tardé nag Kumba loo wax ci loolu wax la xale mi ngi noonu rek doy na waaru waaw nekk na dem na ba mel ni lu bokk sax ci sunu cosaan ndax nag boo ni jeeg rek ñu ne cuuraay boo ni kër ñu ne cuuraay waaw peut-être dañ am na ñu koy utiliser ay célibataire lañ sax mais pour maanaam lu neex la ku nekk mën nga ko utiliser waaw cuuraay léegi moom amatul célibataire cuuraay amul célibataire pour man amul célibataire amul marié ndax dans un premier temps c'est pour xeet bu neex am te yaakaar naa xeet bu neex ñëpp ñoom ñoo ko bëgg xet bu neex day dundal ru man bi may nekk célibataire su ma musaan boyal bu ngoonee 5 damaa ragal sedd damay boyal ànd bi bu ko defee sama tante ni ma
ku amagul jëkkër bëggoon naa fekkee sa doo jamono cuuraay ndax day umaate waaw ma ne ko loolu ay détail la rek loolu ay détail mu ne day tax doo am jëkkër waaw mu ne da lay bàyyi di jëf cuuraay ak yooyu da lay waaye loolu damaa yaakaar ne ay détail célibataire gi daal nañ leen bàyyi ci goowe gi rek ak cuuraay bant waaw yu neex waaw cuuraay bant wax nga dëgg ñoom cuuraay kadeer bant yooyu nag la ñuy jënd kalaasu Pape Sarr geeg sëñ Saliou yu juróom yi dégg naa léegi dañ koo gën a wàññi sax waaye day indi sax de ñaar juróom lañ leen ciy jaay ñoom Pape Sarr ñaar juróom wax nga ak Ndeye Mati yooyu la ñuy tànn waay joor andi nga lu yàgg cuuraay bant cuuraay bant gis na de kalas bul jox nag célibataire yi goowe gi ah bon goowe gi déedéet ñoom kon goowe ñu gi bàyyi leen ci xamuñu cuuraay ko bant bi bàyyi leen ci cuuraay goowe bant saaf bi bi laa bëggoon ñu jox leen ko yii goowe saaf bi pour marier la pour marier yi la ah xam bàyyi leen ci cuuraay bant bi ñoom day mati ñoom day mati ci bant bi ñuy ci sotti bant rek yi. ba sinusite ba si nit si dañ leen bàyyi ci bant bi ñun mag ñi ñu jël beneen bi maa la ko ayca waa écoutez ce reportage bi nga xam ne Dior Mbodj def na ko bu ko defee nag ñu dellu si ànd ak yéen waxtaanee ko tuuti ndax jamono ji dafa bokk ci li ñuy gën di utiliser fii ci Sénégal ndax sedd bi am na nag lu muy jëriñ du rek neexaay bi on écoute puis ñu dellu si waat waxtu sedd daal di tàmbali jigéen ñi fas yéene def ba mu baax yokk seeni arsenal de séduction lépp rek ngir bégal seeni borom kër 18h fekk ñu ci marché Savanel bu Pikine fii nag jënd ak jaay mi ngi takarnaase lool rawatina ci bitigu cuuraay yi. noir beeg pire nga boole ko ñaari day tuuti am na wecc ko. soxna si moom jaaykatu cuuraay la ñu di ko wax doktooru jeeg ji xamal nañu yan xeeti cuuraay ñoo xew jamono ji non fu mu ne nii moom cuuraay mooy dox moom bari na ndax am na nijaay pare na am na mokk poj am na bintu arab am na dégg daj am na lu may xaar tey ay nijaay tey teelal wàcc yëpp am na daal façon yu bari am na moom ay lëmbalu law bi am na parfum chambre yi tam yu baax. Adja Séni Ndiaye Gawlo xamal nañu solo si cuuraay am. laa ilaaha illallaah day dundalagru barke sëñ Fallou Mbacke cuuraay boo naroon a dee tey jii dana la yokkal say at ba nga dund téeméeri at yu tëg fukk ak ñett kon yow xamagoo xeetu cuuraay lan lay jariñ waay lu yokk fan kay kenn xamatu ca dara day dundalu fan kenn xamatu ca dara waaye li ma ci xam lépp bari na léeg-léeg nag boo toogee ba ci yàgg sa alaaji bu dikkee ba toog nga daal di koy taaj mu réer ba suur nga daal di koy xiimal ataaya mu naan su ko defee na nga daal di def li ma la waxoon rek jëlati ànd bi rek boyal ba mu boy nga maasale ba maasaloo rek nga teg ca rek muy gos-gosi dana xet dana ko xeeñ te du gis saxaar dana nooyi xet gu neex te du fat man de loolu laa xam ci xeet baax bu ñu sukkandikoo ci daado lawbe cuuraay dafa am anam bu ñu koy taalee cuuraay da ngay xam noo koy taalee nekkul da ngay xër rek muy saxaar mën ngaa dugg ci néeg bu xeeñ neex te du saxaar da ngay des te ànd ba mu boy nga suul ko ba xali xaw a fay ba dóom bi rek des nga teg ndànk sa cuuraay muy gilli ndànk doo gis sax saxaar xet gu neex gi dama koy gilli man dégg naa jigéen naan sama jëkkër dafa asma sama doom dafa asma yooyu yëpp ay deuxième la mën ngaa taal sa cuuraay te saxaar du jóg te cuuraay li day neex sa néeg day xeeñ saxaar si jóg dóom bi rek na tàng nga teg ndànk sa cuuraay muy xeeñ lu neex. jigéen ñi taamu lool cuuraay ngir dàq xet gu naqari ci seen néeg rawatina jamonoy sedd lépp nag liñ ci jublu fexewaale rek ba seeni borom kër békk waaye ak lu ci mënti am nañu sóoraale ni cuuraay dafa am anam bu ñu koy taale ndax saxaar si mën na indi jafe-jafe ci wàllu ku wér gu yaram. salaamaaleykum léegi am naa jabar on jiide mbir bangoog cuuraay moom la ñu waxtaanee ñun tey ci suba si def ci reportage bu am solo merci Lam Tooro ci titre boobu maa ngi koy may nag célibataire yi ndax wax na leen ci lu ne ñoom Kader Lo Serigne Saliou Seck sax xale la waaw moom mën nañ ko muñal ba ci kanam xanaa ñu jéem a xool ñoom Pape Ma Jaxate Sarr ak ñooñu ak ñoom Kader nu ñu leen di évacuer gaaw ak Ndeye Mati Dieng nii woolu naa ko bërki démb ne ko na ma wax ki muy bëgganteel jot na ndax sonn na lool ci cuuraayu bant bi bu yàggee day sinusite man dama koo yërëm sax fi mu fan yi moom xam naa ni Dior bu ngeen ma ci jàppalee yàkkumba ma woo xale yi laaj leen ñi ñuy bëgganteel jot na kooy bëgganteel ku ne ñu dajale leen fii maye ko mi ngi noonu def benn loo rek ndax yërëm na leen lool maye xale yi alors ni ko maire bi waxee sànq ci tradition mi ngi naan day guddal fan xet gu neex naturellement dafa baax ci nit rawatina nag loo xam ne ñun ñoo koy créer suñu bopp defal ko suñu bopp li ma bëggoon raaj rek mooy ndax cuuraay dafa am ñoo xam ne spécialement ñoo koy defar wala ku ne mën nga ko defar ça dépend am na ñoo xam ne seen spécialité la ñoom bu ñu la defaralee rek da ngay sentir ni lii tubaar fakal la macha allah mën nañu ko parce que yàgg nañ ci def nañ ci ay année bu ñu la mélangé ba defaral rek tubaar fakal la mais am na ñoo xam ne nag ñooy defaral seen bopp seen kër yu ci mel ne ay goowe xooj ak yooyu da ngay jënd sa goowe raxas ba mu sebet ba mu set jël sa xeeti parfum yu neex yu ne façon bu ne nga jaxase daal di boo paree daal di tëj sa néeg dugal ko sa suufu randal fàtte ko fa ba mu am ay weer
tubaar fakàlla macha allah boo tijjee show bi rek néeg bi day wale gun mais am na ñoo xam ne nag moom yàlla da leen koo baaxee te am na ci ñoo xam ne léegi jigéen ñi dañuy dem ba fii ba ay Dubaay Kumba dañuy dem ba fii ba Jidda di wuti xeeti cuuraay yoo xam ni cuuraay léegi dafa dem ba tubaar fakàlla macha allah am na sax ay kilo 25 000 Kumba dafa am ay kilo 25 000 am na ba 1 million cuuraay yoo xam ne ay 1 million lay jar jigéen ñi dañ koy jënd am na ay yoo xamante ne si ay 20 000 25 000 ça dépend ay 30 000 yow cuuraay yéeg na de yéeg maa la ko wax boo demee marché HLM da ngay gis cuuraay yoo xam day dem ba 1 million parce que am na cuuraay yoo xam ni des fois nekkul rek pour xetal néeg gu neex affaire yooyu mais dafa am cuuraay yoo xam ni léeg-léeg booy wut yenn ubbite yi wala bayre yi wala genre dañ la koy digal dañ la koy digal mu nekk cuuraay yu cher yoo xam ni da nga koy jël utiliser ko di ko suuroo wala soit am noo koy def ñu teg ay tegtal lay doon pour ubbite wala yokkute wala du genre d'accord lu bokkut ak li nga xam ne jigéen ñi dañ koy utiliser ci biir kër yi d'accord Kumba waa li mu wax am na cuuraay yoo xam tam dañ koy dem jëli ba Jidda jëli ko ba Màkka yooyu bu ñëwee en général day cher parce que genn waan liba bi souvent ñu ngi la ko jaayee ay 12 500 15 000 genn waan liba je te dis est-ce que kon du fi muy jóge la wala fi muy jóge la en plus dafay nekk cuuraay yoo xam ne même boo ko taalul boo ko tegee sa néeg rek boo duggee day mel ni da nga koy exposé rek da nga koy teg nii rek même mbuus bu mu nekkoon boo ko génnee sax boo ko doo ko sànni aywa cuuraay jooju war ngeen ko wut fii de exactement dafa cher mais ci façon neexaay bi la et puis cuuraay yooyu dafay nekk yoo xam ne parfum lañ koy defaree mais Kalz nag bu ñu fàtte tamit ni gis nañ ci marché bi xeetu cuuraay yoo xamante ni bi kenn xamul luñ ko defaree ah Dior da ngay gis ay poudre ay suukar yu ñuy wis ci kaw di gis Kalz ay maanaam dañuy dem ba dañuy dénaturer affaire bi am na ay bant yu ñuy jël da ciy def ay yenn façon lu mel ni suukar nga xam ne boo ko tegee ci ànd bi day ruy di la ko defal genre pot ay 1000 francs yooyu noonu quand même am na ci yoo xam ne c'est dangereux parce que il faut le dire tey ji Kalz boo ànd ak sa doom dem pédiatrie li ñu lay njëkk a wax mooy cuuraay bi ce qui veut dire que ni nekkatul rek cuuraay nature yu ñu xamoon ñu koy defar ak parfum ñoom ñoo am mais dafa am ñu ciy rax leneen di ko def ay produits yoo xam ne souvent ce sont des produits chimiques et très dangereux très nocifs pour la santé man côté boobu surtout foofu laay teg sama loxo parce que période seddaay boo demee pédiatrie day fees dell te xale yi li leen fay yóbbu ay problème mu sëqat ay problème mu dënn ay problème mu fatt ay asthme yooyu noonu tamit ne perdons pas de vue que ni dafa danger lié au cuuraay la femme bi wax na ko ci biir nee na cuuraay dafa am anam buñ koy taale boo booyalee xal yi ba mu xonq cur ba amatul dara lu ñuul gasal ànd bi ba mu sóot fekk lay nga doom bi ba mu nekk doom bu nooy nga gas ba mu xóot nga suul ko ba doom bi tàng jër bu tàngee jër bu ko defee nga daal di yëkkati cuuraay teg ci kaw doom bu tàng bi sa néeg dina xeeñ du saxaar te dina ànd ak xet gu neex wala nga jël papier aluminium léeg-léeg potu Nescafé yi soo ko tijjee am na aluminium buy nekk ci kaw noonu soo ko jëlee teg ko ci kaw doom bu tàng bi soo jëlee cuuraay bi teg ci tubaar fakàlla sa néeg dina neex dina nugg te du ànd ak saxaar boo xam dina la blessé moo tax ñu naan sama jëkkër dafa asma du ma nooy xetu cuuraay affaire yooyu dañoo xamul waaye bu ñu xamee anam bi ñu koy jaara rek du leen indil benn jafe-jafe seen néeg dina neex parce que jigéen ñi tamit am na façon bu ñu ko mën a defee ba loraange du ci am mais toujours est-il que tamit loraange bi mu mën na nekk ci produit bi ñu def ci cuuraay bi moo tax ma ni la Kalz du rek cuuraay pour cuuraay mais am na cuuraay yoo xam ne da nga koy nooy yi nga xam ne lii cuuraay kese la mais am na ci yoo xam ne ce sont des produits chimiques je te dis Kalz nocifs à la santé yooyu quand même il faut que ñu moytu ko parce que même bu dee taal nga ko te sa xaarul des fois dañuy gis boo ko nooy da ngay commencer di tissooli wala di sëqat c'est parce que am na lu ci nekk loo xam ne ni baaxul ci wér gu yaram nañu ko moytu jërëjëf loolu mooy tey li ñu andi woon ci reportage bu bés bi àndoon ci ak Ajaratu Dior Mbodj Dior ñi ngi lay gërëm bu baax daanaka ponk bi des ci waxtaan wi rek mooy revue de presse bi dans quelques instants nañ ci ànd ak Serigne Saliou Seck Kumba merci rendez-vous yow mercredi prochain Inch'Allah ñu ngi lay xaaraat ci wàllu éducation ci antenne bi di la bàyyi peut-être nga tàggoo waaw maa ngi tàggoo bu dul tàggoo kon waaw di am contenté bu mag bokkoon ak yow plateau bi c'est toujours un plaisir tu le sais et puis un plaisir boo xamante ni maa ngi koy am yow xam nga fi mu nekk nii bu ku nekk doon dellu nii ñu ne dañuy ñibbi maa ak yow dañuy ànd dem RFM loolu peut-être jéem a yóbbaale Dior rek dañuy yóbbaale Dior rek day matti nag waaye man ak yow ak Kaderlo bu ñu yeggee Kaderlo xaar ñu ci suuf avec l'aval de Dissa Préra ñu doog a dem wax nga dëgg de donc merci beaucoup donc merci beaucoup et puis rendez-vous ci Midi Culture ci xibaar yi ñeel wàllu biti réew incha allah bitim réew di nga ci feggoog Ajaratu Dior Mbodj ak Serigne Saliou ñoom ñoo lay jox kàddu gi bu boobaa nag nga doog a tukki ak ñun ci bitim réew Dior merci beaucoup di jaajëfal bu baax a baax Kalz nee na la mbégte lay am saa su nekk di jàkkaarloo ak yow ndax dama naan Kalz dafa dégg
chaque jour loolaa ma leen Kals dafa dégg reportage boo ko indil thème boo ko indil musique ba mu lay tegal koor fakàlla macha allah sa xol day sedd dafa dégg kon damay boo déggee da ngay bëgg a nekk ku dégg bu ko defee seen duo day daal di neex moo tax damay sawar saa su nekk di jàkkaarloo ak yow di am mbégte di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne dañuy teewlu saa su nekk ci 99.4 ak ci www.kingfm.sn. jërëjëf kenn du yéen xale yi ñu ngi leen di gërëm bu baax rendez-vous tout à l'heure midi ñu yaatal mooy jotaay xibaar bi gën a yaatu ci kër gi lu ma dégg xam naa ni yéen a ma gën a dégg waaw ndax des fois ngeen rax ci ngéwél tuuti ngir mu mën a neex jërëjëf ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ñu wéy ak yéen ba tey nee naa leen lu bees moom dafay neex du ma ko teggi nii laa koy tegee ba may wàcc li may waaj a teg nag daa am ñu ma ko ñaan ci kër gi bu ma ko tegee ba noppi bu ma ñëwee ma wax leen ñi ma ñaan son bi ma leen di waaj a jox nii maam Cheikh ñu déglu ji un extrait ci le dernier album de Youssou Ndour. Voilà, c'est bon. On va écouter la revue de presse de ce matin avec Serigne Saliou Seck juste après ñu dellu soit ak yéen. déegub janj du la teree góob ndax boo laalee janj ba xorondom ya yëngu mën naa yàq sam ngóob lu ni mel moo xewoon démb ca tribunal grande instance ba nekk ca Louga taxit daanaka yéen kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu nettali la fa xewoon muy l'observateur L'As Les Échos Vox Populi Source A Enquête Le Quotidien Walf Quotidien ba ci tribune yéen kaay ubbi l'observateur journal Rue 15 angle démb ci àllarba ji lan doon àtte sëriñu daara bii di Cheikhouna Gueye te ñu waxoon ni dafa doon jéng ay taalibeem ca tribunal grande instance ba nekk ca Louga la doon xewe waaye nag du Xaadim Gueye dong ndaxit moom ak ñanu doon tuumaandool ak moom ñoom ñëpp a nekkoon ca biir kaaf ba muy Morlum mu Madial Ndiaye Yacine Diaw Mati Diako ba ci soudeur métallique ba doon suude càllale yeen doon jénge taalibe journal Futur Média bi ne procureur ba mu leen dégloo ba noppi li mu wax moo di nañu leen tëj ñaari ati kaso yu ñuy tëdd ñaari weer ya waaye nag ñeenti fan ci weeru décembre bi nu dëgmal la ñuy xam ba xam àttekat ba dafay dëggal procureur ba am da leen di bàyyi ñu dellu njañ gënu dëkk la tribune ne kokki ak njañ ak la ko wër daanaka picc desu fa woon démb ñoom ñëpp defoon ni kaar ak i njaga njaay ñëwoon fekke si atteb Xaadim Gueye ak ñanu jàppandooloon journalu des médias bi ne bi ñu yegsee danoo wër tribunal ba tàmbalee yëkkati sikar ak i xasaayit su aane fukki kaamil ak juróom lan wàcce ca kanamu tribunal bu Louga lan fa yëkkati ci bëyiti xasaayit moom kenn xamul nu mu toll Vox Populi ne ci ak dal lanu nekkoon waaye nag bi nu génnee ne leen procureur nee na nañu tëj Serigne Xaadim Gueye ak ñi mu àndaloon ñaari ati kasul yu muy tëdd ñaari weer ca la jàmm jeexe ñii di daanu jël ak i jànjëri ña ca des moom fori xeer ak i doj di ko joor ca tribunal ba Les Échos ne mbooloo ma kay vitre tribunal ba ci boppam lanu toj te takk der ya fa nekkoon nag mën a luñ leen woon lu bëri journal bi yokku ci ne attekat yi sax danoo mujj tëju di bañ gaañe atteel seen bopp ba tax loolu merloo ba futu union des magistrats du Sénégal ba tax ñu ne faaw mbir mi leer su aane Xaadim Gueye may ndayi mbil ga te nu wax moo doon ci àllale gone ba tax ñu téye ko ca biir kaso ba li mu wax démb bi mu doon jënloog attekat yi moo di ne mësul xam ne ba àdduna sosoo ba léegi ci njàngaleem alxuraan dañ ciy bañ taalibe buy daw ñu jéngu ko te nee na bu ko xamoon du ko masa def ci Les Échos mu yokk ci ne lépp li mu def ak i taalibeem umpul benn yoon seeni waajur te sax biir na ko ni cofeel rek la ëmbal taalibe yu muy jàngal Vox Populi ne moom Xaadim Gueye cofeel gi ko waa kokkeek njañ ëmbal moo tax démb ñu def lu ni weng ca tribunal bu Louga enquête yéeni kaay moom xëy fësal ci aw xëtam benn taalibe buy toll ci ñeenti at solub complète toog ñu jéng ñaari tànk ya journal ba boole ca di ko naqarlu ak di ko métti lu bind ci aw xëtam xonte di lu ruslu ba noppi yokk ci ne mbir la moo xam ni muy ngóor gi di way jur yi ñëpp ca am wàll oustaz Iran Ndaw ci La Tribune yéene kaay ne moom sax dafa far jaaxle ndax nag ŋawtee gi ni ŋawtee sëriñu daara yi ci boppam lanu war a bàyyi ndax sëriñu daara yi defu nu tus te loolu mbir la moo xam ni yàgg na ci njàngalem alxuraan Iran Ndaw tëj wax ji ni lu ni fàng kenn du ko jeex te réew mi am na fi mbir yoo xam ni moom lan war a waxtaane te bàyyi sëriñu daara yi muy mbiri dorog bi trian gi lëmbe dëkk bi ba ci faux billets yi loolu lan war a lijjanti te bàyyi sëriñu daara yi mbirum faux billets moomee kin ci mujjee tudd ba yóbbu ko kaso moo di Seydina Fall Bougazeli jabaram di Xadi Saane moo palmaanu puudaru boole ca takki wurus xëy toog ci xët wu njëkku l'Observateur di leeral ubbil journal bi yéene kaay Futurs Médias bi waxtaan wu yaatu la séq ak jabari Bougazeli ci la leen Xadi Saane waxe na mu fekkee borom këram ca biir kaso bu Rëbës wax na leen itam bés bi ko Bougazeli di waxe ci mbiri faux billets yi ba noppi xamal sama naataango yi ne leen Bougazeli faatu na waaye nag na ko tan yi bàyyeek njabootam te bañ koo lekk Xadi Saane li mu daaneeleeg Amari Gay bu l'Observateur mi mu doon séqal waxtaan dani ko sama borom kër di Seydina Fall Bougazeli ak guuta gi mu tàbbi terewul ne bu garab yi doon fàq suuf si jalaañoo itam moom lay wëy di nekk